Bienvenue sur KS Sport TV. Votre troisième numéro, Djar Djar, reçoit aujourd'hui encore un autre numéro 10. Après Abdoulaye Sène, c'est l'inamovible, l'intenable, le maestro encore, on peut dire. Et c'est qui? C'est un certain Djiby Ka. Ñu gënoon ko xam ci sunu pël bu rafet bi tey moom la ñuy recevoir fii ci këram tonton Djiby. waaw ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ñu ngi lay ziar. yàlla nangu ziar. ñu ngi lay jox sa wàccuwaay. yàlla nga yàlla joxe yox ci waay. di la recevoir ci émission bi. comme ni ñu ko defee woon. jërëjëf bii mooy troisième numéro. jërëjëf tonton Djiby. ñu lay laaj kan mooy Djiby Ka. waaw comme niñ ko waxee woon ci introduction bi rek. Djiby Ka moom doomu Haalpulaar la fii la juddoo fii la màggee lu ma xam yëpp ci Malika laa ko jëlee. jëlewu ma ko feneen. waaw ñu xamee ma nag sur le plan sportif football kat. waaw défendre naa couleur Malika ba sonn. waaw kon maanaam daal Malika nga juddoo. Malika laa juddoo fii Malika sur Mer. waaw ancien village ba. ancien village ba foofu laa juddoo waaw. en 1957 le 7/11 1957. waaw. après question boobu. kon pur doomu Malika nga. pur doomu Malika laa. waaw kon bu ñuy defar dëkk bi da ngaa war a bokk ci ñi koy defar. kay ndax cosaan laa ci waajur. cosaan laa aussi ci sama juddu fii. waaw maag ñu bëri fii tey ñoo fi bokkoon ay école primaire ñoo doon jàngal. kon maanaam dal nga école. dal na école waaw. école nasaraan wala école tubaab laa jàng. waaw jàng nga école tubaab. fii ci Malika nga ko dalee. fii ci Malika laa ko en quelle année. en 1963. waaw. c'est maanaam bu góor gi daal moom nee na la woon dalal école bu baax. waaw ndaxte ñun. bu ñuy toog di xalaat sax. dañ naan suñu parents ils étaient en avance. ci ñun parce que ñun ñu ngi juddoo avant indépendance. te indépendance benn mairie moo amoon Sénégal muy la mairie principale bu Dakar. donc ñun ñi ñëpp boo xoolee suñu adresse dañ naan Djiby Ka né à Malika. mais defuñu ko dañ naan Djiby Ka né le 7/11/57 à Dakar. nous sommes aussi des citoyens de l'Afrique occidentale française. kon ba tey dañuy dugg dans le vif du sujet. d'accord muy maanaam comme ni ñu ko waxee woon rek ci départ bi jaar-jaar bi. jaar-jaar bi lépp c'est pour retracer le parcours sportif des anciens. ñu la doon laaj Djiby Ka ci mbirum football yow nan la mbirum football ñëwee ci yow virus boobu nan la duggee. waaw virus bi daal xam naa li ñuy wax affaire jeune la daal. à l'âge de classe C2 daal la ma commencé dugg. waaw bi ma eggee ba niveau CM2 nag. la boobu xaw naa am maturité tuuti. footballu mbedd moom du ma ko kii. waaw mais sama papa daf ma doon wax kii dafa dof. parce que dafa mel ne day mar football bi quoi. dafa day drogue la ci moom bu ko deful day am problème. yàgg na ma fekk ci mbedd di ma dóor sax. di ma dàq pour ma ñibbi kër ga. waaw mais comme que j'ai perdu mon parent très tôt. loolu indi sax ma gën a dem ci football bi. voilà léegi yow foofu noonu. kon waajur yi ñoom xamoon nañ ni yow loo bëggoon la. waaw. mais ñi la waroon tamit dëkkandoo yi xamoon nañ ni tamit loo bëggoon la. waaw xam nga booba niveau mental nit ñi développé wul. il suffisait que nga def football wala nga def musique. ñu étiqueté la. ñu ne doomu diw yàqu na. ñaar yooyu moom la ñu gënoon a fonk di ci àddina léegi. te tey jii moo ëpp xaalis ci àddina. léegi yow ci instant boobu noonu nga ni parents yi. xamoon na ni loo bëggoon nga. est-ce que yow doon nga sentiroon nga ni loolu nga bëgg am na loo ci man sentiroon nga ko. waaw sentir naa ne mun naa football mais musuma ko def sama bopp aussi. musuma def ba ànd ak benn folie. pour wane ne man grand joueur la bu ma génnee ñu na non damay génn sax di sentir nit ñi seeni regard. wala di sentir seeni joxoñ. bu ma rombee rek ñu tudd diw de mu ngi ne. waaw automatiquement wala ma ànd ak samay copains. ñu wax ko. donc ñoom boo yoree ñu ne sa waay gaa yaa ngi lay tudd de. waaw ma ne leen waaw. mooy ñu koy murmurer daal. voilà donc di ko wax ci suuf nga koy for.
naan pëlu Malika baa nga ne lay xool leen mu nga ne te da ngay dem ba yow da ngay dégg wax yi daal waaw nga xam ne yow ci yow mii la ñu wax daal waaw boobu gisoon doomu pël buy football xanaa dafa raaroon wala gisoon doomu pël buy football bu xarañ dafa raaroon waaw en tout cas bu dee suñu milieu bii man maa fi nekkoon seul mais dans l'ensemble du territoire sénégalais naa la wax Pullo bi doon football Ndiambour de Louga mooy Papay El Hadj Diouf bi doon Papay El Hadj Diouf boobu mu ngi football boobu man maa ngi football fii waaw c'est presque la même génération bu ma màggee peut-être 1 an la ma war a màggee parce que loolu la mën doon mais man bi may football fii j'étais le seul Haalpulaar bu doon football fii. mais nga boole ko tey ak ba tey ak njàng mi. waaw nga boole ko njàng mi te yàqalu la. non yàqalu la dara. déedéet yàqalu ma dara ba tey jii moo ma indil sax sama relation professionnelle. ma dem bi ba atteindre benn niveau boo xamante ni. même sama. njàng yeggul foofu mais def naa loo xamante ni ku jaar université moo koy def mais tamit amul si parents yi comme ndijaay wala rakku papa wala magu doomu baay ba nga xam te ni jàpp nga ni kii ci moom nga xawoon a foree sax loolu mu mel ne as ndono tuuti ba xam est-ce que amoon na ci famille bi daal déedéet man sama famille amul football kat Haalpulaar moom dem naa ba ci biir terrain bi sax dama doon dégg yenn wax yi ba ñu naan ana pël ak football te tamit mosoo seetaan benn coupe du monde wala benn joueur bu la émerveillé tamit mu tax nga bëgg football kay comme ku mel ni kan parce que buñ daan seetaan ay John Cruyff di seetaan Maradona dañoo bëggoon football wala Michel Platini dañu doon inspiré lu bëri ñoo doon suñu source d'inspiration loolu ci ban âge la woon ay nga am ñaataar bon à peu près maa ngi am ay 20 ans yooyu 21 ans donc ñoom xam naa peut-être sorante wuñu la même génération mais comme que ñoom doon génn ci écran télévision yi ñoo doon suñu source d'inspiration mais avant 20 ans yi ay 14 ans 15 ans 16 ans noonu noo ko dundee woon comme 14 ans 15 ans boobu football développé wul fii au Sénégal nawetaan ñun suñu génération ñoo ko fi jëkk football waaw suñu génération yi ñoo fi jëkk football nawetaan kañ nag nga sentir ni yaa ngi ci équipe bu xaw a organisé wu comme mu am coach ñu naan la taxawal fii defal nii kañ nga sentir loolu ak kan nga yaakaar ni mooy coach bi la njëkk a yor ci organisation daw leen fii taxaw leen fii waaw damay ñaanal yàlla Fodé Ba monsieur Ba waaw yàlla na ko yàlla yërëm amiin yaa rabbil alamin abil ko àjjana amiin ñun buñ doon def physique dem ba pare bu ñu ñëwee le soir am nañu atelier moom moo doon enseigner tableau la doon jël defar équipe bi tracer le couloir yi xam excentré bi xam kan mooy milieu terrain bu kii demee kan mooy dugg donc ñun on était en avance ci suñu temps parce que c'était un enseignant moom ak monsieur Thioubou ñooñu doon organiser fii à Malika on avait un tableau di jàng football en même temps ba pare di ko pratiquer. yow ak ñan la woon ñooñu say génération. ñu waa ASC Malika bi yëpp. comme ñu mel ni kan ak kan. ku mel ni Sidi Diop. ku mel ni tey Ablaye Sène. ku mel ni Mandione Thiaw. ku mel ni Mamour Diop. parce que ñun Issa Mbaye ñoom suñuy cadet la ñu. c'est après la ñu monté bi génération ba lay jeexalee ñoom lañ ñëw. donc ñun dañ doon def tableau. waaw. seetaan ñu jàngal football ba xam nit ku nekk ban position foo war a mën a taxee bu latéral bi yéegee kan moo war a permettre jël place. boobu poste yi commencé na ay ki nekk naan di tànn naan lii laay football. effectivement yow nga jëloon ci comme poste bu mel ne man poste bi mu doon football milieu terrain la. milieu terrain boobu nag. ñu bëri nag buñ leen laajee. presque foofu la mbir mi nekk nag. parce que ñu bëri dañ leen laaj. am na xale yam te ni xamuñu Djibika. di dégg turu Djibika boo leen kii mooy Djibika ñu ne kii la léegi loolu moo leen ëlëm ci biir ba ñu bëgg a xam milieu terrain boobu lan nga ci liggéey fii au niveau de Malika ba koo ne nii mu ni Djibika parce que Djibika yi day bëgg a bënn suñu nopp yi loolu moo ñu yéem ñu bëggoon nga ñamal ñu ci tuuti rek ci biir commencement émission bi ci milieu boobu lan nga ci liggéey au niveau fii avant ngay génn ba pare. parce que ñun avant ñuy am ASC Malika dañu amoon ASC bleu. bleu man ak Sidi Diop ñoo fa nekkoon. moo doon sama capitaine d'équipe. milieu terrain bi yëpp man maa ko géré woon. moom il était polyvalent fu ko neex mu football. waaw mais milieu terrain bi moom man maa ko yore woon. waaw donc fa laa jaar aussi di organiser jeunes yi. bon yu bëri maa koy def.
dinaa attaquer en même temps dinaa défendre en même temps. Parce que il fallait donner le bon exemple à tout un chacun. Pour ñu xam parce que boobu temps ñun dañuy jàppalante di dimbalante amoon nañu jom bi ñun xam nga lan la ñu amul. soutien. kon su ma déggee fi ngay waxee. noonu ngeen doon doxalee kon mooy waral jour am polyvalence. Effectivement. yow polyvalence boobu amoon na ci yow. man joué naa ailier droit joué naa ailier gauche joué naa milieu terrain. joué naa numéro 9. ndax toog nañu fee sànq nga daan ma bitu fajar. waaw loolu lu ko waral. dañu tase woon ak équipe bi mag ñi géré woon fii. bitu fajar boobu nag leen bëgg nag nga ñamal ñu ci tuuti ndax bitu fajar boobu. waaw dafa am ay jeunes yu juddoo 70 ak 68. fii ci Malika. ñu judd 68 69 70. ñoom seen wàllu bopp ñoo ni ma ak lu mu mënti am nag ñu laajal Djibika biiwu fajar ba ndax loolu lañ bëggoon nga expliquer ñu tuuti biiwu fajar mooy lan. non biiwu fajar bii bu teel lay doon. bii bu teel ba. waaw bii bu teel. matin tin lan daan wax. voilà waaw parce que man. dama amoon tellement que ne sama esprit que ne man amul benn défenseur boo xamante ne Malika mënoon nga ma téye. c'était pas possible mënul woon nekk. kon est-ce que du loolu techniquement j'étais prêt. et aussi physiquement j'étais prêt. Physiquement vous étiez prêt. waaw loolu tamit wax nañ ñu ko. waaw parce que physique dama ko doon am fii laa doon jóge Malika de 17h dinaa dem ba Géejawaay ñëwaat. wala avant Géejawaay ma ñëwaat doog a football. waaw léegi bii fajar bi nag ba tey. waaw léegi ba mu demee lu mel noonu. dañ fi yore woon benn équipe bu xale. boo xamante ne presque Malika yëpp moom lañ supporté. mu doon équipe ban. mu doon équipe Ngoyaan. waaw. mag ñëpp yore ko ñëpp yore ko. match boobu keroog ñi yéex a dem terrain yëpp fekk nañu dugal naa leen 3 buts ci 15 minutes. te avant ñuy def échauffement ki doon joué tey numéro 9 bi. di woon Cheikhou Thiam. dama ni ko Cheikhou. kaay taxaw si ginnaaw. bàyyi ma football 9 balaa 15 minutes je vais te montrer nan la ñuy dugale bi. mais keroog Omar Sène dama ko battre ñetti yoon. Omar Sène mel na. Omar Sène. l'inamovible. te boobu kenn caaxaan battre ko de. waaw kooku kay leer na moom li ma lay wax. loolu leer na waaw. très bien ci 15 minutes dugal naa ko ci 3 buts réceptionné beneen ballon bi jox ko Cheikhou mu dugal ko muy 4e but bi. keroog ñu ngi leen door après match bi 5-2. kon est-ce que du turu Djibika foofu la fële nag benn yoon. non turu Djibika moom mu ngi jóge ci gëstu caaro yi tournoi yëmbal bi mu lay wax. yow tonton sa émission bi dina garaaw de parce que li nga nar a wax nii dafa nar a nekk mbir mu am te ni kenn xamul kañ leen fiy jóge ndax fu ni nii nga ni du woon foofu fële la woon. non fii moom dama ko jëlale Malika moom. am na ñeneen ñu leen ko mën a wax Malika moom dama ko jëlale. waaw sérieusement Malika moom dama koo jëlale. waaw fii moom kenn taxawu fi d'accord. kon xam nga dinañ déglu nit ñi lan wax parce que au moins ñu déglu nit ñi lan wax parce que li ngay wax. am na ñam te ni dinañ koy confirmer. ñu déglu gars yi lan wax. waaw xam naa ko bu baax a baax dox dëgg yàlla. Djibika avant tout ñi ne bokk football bi sax lan muy sama xarit la. ñoo daan ànd defandoo lépp lu bëree bëri daal ba pare bokk équipe ci. équipe bu naan wax Bleu te bàyyi Ebo yoroon nu bokkaat ASC Malika. waaw bokkaat lépp daal ci dëkk bi vraiment Djibi moom xam naa ko ci moom lu baax a baax lu bëree bëri sax. léegi moom yow gisoon ko ci si biir terrain bi. yow lan la doon def ci biir terrain bi. man en tant que góol moom ma daan yóbbalal lépp parce que bañ naa ko ñu bat ak moo grand Ablaye Sène ñoo bokkoon benn équipe. équipe bu ñu doon ba équipe bleu boobu ay couleur danaan bleu vert jaune yooyu la naan wax. ak ay jal yi la façon yooyu moo amoon ak ngoyaan. mais Djibika ak Ablaye Sène ñoom milieu terrain lan woon ay milieu terrain lan. les meilleurs daal bëgguma wax sax les meilleurs les meilleurs daal ci man d'après li ma gis ci Malika. parce que temps yi su ma téyee bari rek daaw ma range bi daan yomb parce que ñoom dañoo comprendre su ma dañoo déggoon ñun ñett daal su ma téyee rek alaame rek waaw su ma nii rek xam naa ne Djibi nga fële wala Ablaye nga fële non waaw Djibi de am na benn match de référence boo xam fàttaliku na baax ak boobu ñu ngi tere Alsane Djiko contre xanaa Bendiala wala yooyu. waaw Moustapha benn match boo xam bu rëy bu mu foofu bala bu loolu aussi Malika fii joué nañ fi ay match presque tournoi bu nekk ñoo ko daan gagné chaque année ci bëri ba daal moom daal moo doon pilier la woon ci équipe bi pilier boo xam bu doxul sax équipe du dox. lan moo doon force am. waaw dafa boole woon lu bëri nag parce que milieu terrain la football
en même temps buteur. waaw xam nga kon 10 la pour daan football. waaye mais bu daan football ak bu fekkee Ablaye Sène ak équipe bi. moom da daan xaw a replier tuuti. jouer en tant que 8. waaw donc di jël si bal di yéegal. jël si di yéegal waaw comme li ñuy wax léegi box to box xam nga comme football anglais bi dëgg waaw loolu moom teel na ko def nit ñi xamuñu woon sax li loolu. jël si bal bi laaj yéegal. waaw en même temps bu finir jotee mën naa dugal. est-ce que xamoon nga kan mooy Djiby Ka. waaw xam naa ko ci benn côté sama parent la nijaay la ci man beneen côté bi aussi sama grand la doon naa ko seetaan ci football bi. man mi ma ci doon am activité yu ma ci doon dox ci wàllu social ci football bi. bon mais gis naa ne moom ci génération moom ak ñi mu bokkaloon temps ci football ba Yëmbal ba Kër Massar ba Malika. lim ci doon def amul kenn ku ko ci doon def. ci wàllu numéro 10 milieu terrain. waaw moom maanaam numéro 10 la woon comme ni ñu ko waxee daal. waaw lim ci doon def moo amul kenn ku ko ci doon def ci génération muy Yëmbal Malika Thiaroye yi. non bu ñëwul moom ñëpp ay jaaxle. même ñi ci biir terrain bi sax dañuy xaw a jaaxle. mais bu ñëwee moom lépp lu waay jaaxle woon ci wàllu tiitaangeeg lépp day dañ. parce que bu ñëwee dañuy ñoom rek day rassurer ASC Malika. yow jeu am ci biir terrain yow boo ko doon wax tey nan la meloon jeu bu mel noonu. moom nag gaawul woon amul woon vitesse. nit ku dafa yéexoon. mais nag bu xasee ba téye bal bi ci tànkam moom jël ko du yomb. pour récupérer bal bi ci tànkam du yomb. te il def mënoon na dribbler aussi daan na téye bal jëlee ko ci milieu terrain dem ba ci biir surface yi def passe wala mu marqué. yow lan nga mën a jàpp ci moom match bu rëy ba nga xam te ni yow doo ko fàtte ba léegi Djiby Ka defal na ko waa Malika wala mu def ko au niveau de Malika. non bari na. comme bu mel ni ban. bari na ci ASC Malika bi ñuy génn di dem ay phase départementale def na ci lu ne ci tournoi yi doon am Malika ci ay entre bleu ak ay géej yooyu. def na ci lu ne li mu def yëpp mënuñu ko révéler quoi mënuñu toog expliquer lii lépp def na ko mais ce qui est sûr et certain daal ci génération moom. dab ko yombul woon quoi moom ak Insa Tall. waaw magu ñoom bay laa ñoom Sidi Diop parce que ñoom dañ fi amoon équipe bu ñuy wax ASC Bleu. ba sey naa ndem si yàlla si moo géré woon moo nekkoon seen président foofu lañ doon regroupé mu nekkoon ay ñoom Djiby Ka ñoom Diop Ngom ñoom Insa Tall bari na quoi. dama fàtte ñu bari. waaw booba beneen équipe bi fi nekkoon mooy vert. ay ñoom Cheikhou Thiam ñoom Ndion Thiaw. ñoom Baye Mbaye Laye bon beneen équipe bi nekkoon Jaljali mooy ñoom Tamsir ñoom Mamour Diop comprendre. mais moom daal ku xarañoon la ci équipe bi mu nekkoon. passé na foofu ci équipe bu mu mus a football rek toujours mën na ni mooy meilleur bi. te buteur la woon aussi. da doon milieu la mais da doon dugal bari amoon na chance di dugal lu bari moom Djiby Ka ba mujj waaye mbal sax dana am pëlu Malika bi. pël bi waaw pël bi. waaw kon daal mën nañ jàpp ni ndaanaan pire la. ndaanaan passé na foofu. pire ba tey jii sax xam naa ne bu duggee ci terrain def ci lu booy yi deful. tonton Djiby. waaw gis nga témoignage yooyu. noonu ni mu ñëwee ci grand Abdou Koumba. waaw kooku lan la woon ci yéen. Abdou Koumba moo doon suñu gardien de but. moo doon gardien de but bleu. ba pare nekk gardien but aussi ak ASC Malika. léegi moom noo doon dundee ak moom. noo doon dundee ak moom ci terrain bi. parce que boo gisee ci biir li mu wax. nee na moom bu daana yàkkamti jot bal bi daawul dégager. xam nga tànk bi moom diisoon na moom man seetaan naa ko tuuti. mais nee na moom da daan yàkkamti rek relance pour mu mën a ñëw ci yow. effectivement yow loolu yaa leen doon wax na ñëw wala ñoom ñoo doon am confiance bal bi teel a yegg say tànk. parce que football. surprise la. boo bëggee taxaw ba ñu jël la dootoo dem. donc moom bu réceptionné bal bi automatiquement da nga war a ouvrir. sa gardien de but bu téye bal bi rek da ngeen war a démarquer. ça que fait au lieu que muy dégager mu def relance avec la main. comme ça yéen ngeen yéegal ballon bi man je n'aimais pas un gardien buy dégager. wala défenseur bu dégager bëgg mu. looloo doon waral bal bi ñuy bëgg muy teel a yegg si yow. très bien mu tegu sa tànk. bu tegoo sa tànk fekk Diop Sambane mu ngi sa wet. nga football. wala Ablaye Sène. waaw wala Insa Tall. voilà rek ngeen def jeu. parce que am na fu ñu wax ci football. si la passe s'impose, le dribble est inutile. cëm loolu leer na jaratul le dribble. defal passe bi nga dem sa yoon. donc modèle boobu bett boobu moom lañ doon footballé. parce que intelligence li ñu naan c'est l'intelligence en mouvement. waaw ni ngay dawee nenu ngay xalaatee en même temps. c'est l'intelligence en mouvement. donc yow boo bougé rek.
gardien de but bi rek war na xam ne yow mii tu demande le ballon rek mu jox la ko automatiquement sa relance day dem donc yow mun nga gis déjà benn ailier bu démarqué wala benn avant-centre bu démarqué nga jox ko ballon bi rapidement muy surprise donc da ngay surprendre sa adversaire pour nga mun a marquer des buts parce que boo gisee am na ñoom te ne dañ ne sax agréable mooy lu neex lu rafet ñu bëri ne il y avait un jeu tellement agréable un jeu tellement charmant un jeu tellement élégant waaw yow yooyu yëpp nga boole woon ko yow xamoon nga ni boole nga loolu yëpp waaw xam nga li am sportif quel que soit sa talent physiquement boo taxawul doo ko exprimer man boo gisee ma munoon lu bëri ci football façon bii bu ne dugal naa ko bëkk naa reprise naa ciseau naa donc ça veut dire que physiquement dama mus a taxaw le jeu brutal nag est-ce que nekkoon na la nga xam te ne yow bëggoon nga ko musuma ko xam looloo waraloon am na baat bu gars yi daan dégg nga ko daan làkk ci pël naan wat gaañ kam joue doucement boy loolu noo ko doon noo doon dundee loolu parce que loolu lu neex waa Malika wat gaañ kam boy eko matta nii non loolu inventé dañ ko inventé non jamais man musuma daw ci terrain musuma kaas ci football ne di yow nii ngay footballé ñenn brutalité ba comme nit bëggoon la éliminer bëgg la gaañ xam nga si nga ko doon tourner mel ni moom ñëwul pour jeu si nga koy tourner daal di koy revenir à la raison ni ko booy joue doucement booy loolu noo ko doon dundee mais nit ñi ñu ngi ko doon wax waaw xam nga yooyu nit ñi ñooy inventé ci biir man bu ma amoon nu ma mel dinaa ko prouver ci terrain yëpp football na terrain central yu Yëmbal Amadou Bari Alsane Djigo Assane Diouf amul fu ma footballul fii dem naa ba Elimanel Fall bu Diourbel fa laa doon footballé fa la sama carrière jeexe nawetaan waaw donc man yooyu invention nit ñi la peut-être xam nga c'était pour chahuter mais laajal sama génération ñi muy footballal est-ce que mus naa di wax baat yu mel noonu bu ma nit di gaañ musuma ragal kenn aussi ak noo mën a day ñeme naa taxaw ak yow jàkkaarloo ak yow. léegi si biir ay bleu ak yooyu. waaw après bleu am na lu xew après bleu lan moo xew. ASC Malika la wala. parce que bleu comme ni leen Abdou waxee fii ci témoignage bi. waaw c'était la meilleure équipe du village. foofu nu mu demee woon bleu. bleu moom la woon ak ñun ñi ak ñoom Sidi Diop. ak d'autres joueurs. ñoo yore woon bleu ak ñoom Jules Ndoye. waaw ñoo ko yore woon di ci football yor équipe bu coupe boo fi teg. ñun ñoo ko doon jël. ñoom bleu. waaw bleu moo ko doon jël suñu président Seydina Ba Seydina yàlla na ko yàlla yërëm. grand bu bëggoon espoir la joie. moo ñu yore woon këram. moo ñu doon wax def leen lu leen neex ndax tellement qu'il aimait le football. waaw boo gisee aussi bleu existé tul. ASC Malika ko waral. après ASC Malika dafa juddu. très bien bi ñu comme ni ma la ko expliqué woon sànq dama ne la bi ñu footballee tournoi yu Yëmbal bi. dañu ñëwaat fii ak coupe bi. keroog lii zone Thiaroye yëpp dañoo dox ñëw Malika. avec l'équipe de bleu. avec l'équipe de bleu. nga accompagné nga àndoon ceeg ñan. ma àndoon ceeg Sidi Diop. waaw. Abdou Koumba moomu. waaw. plus ñu bëri ak ñoom Ablaye Sène. waaw. ak ñoom Ali Ka. ancien policier mu nekkoon kër ñoom laykat bale mu ngi dëkk Mbour tey. waay ñun ñoo nekkoon fa ak ñoom Lamine Faye. équipe boobu moo dem football tournoi IFI. Union des Frères Unis bu Yëmbal. ñu dem joxe suñu participation 50,000. ñu dem bokk. fekk Malika fii dañ ñu xeex parce que xam nañ on était les meilleurs. bi ngeen bokkee foofu nag. biñ fa bokkee. on a battu toutes les équipes grand bi mun nañu témoigner grand Karim. suñu demi-finale ñoo ngi tase gëstu bu Thiaroye def ak moom prolongation 120 minutes. à la 116e minute li laa dugal but bi. yow mi yaa dugal but boobu man maa dugal but boobu ci kanam ñëpp. contre l'équipe de gëstu. contre l'équipe de gëstu de Thiaroye. à la 116e minute. à la 116e minute ba tey jii mu ngi sam bopp. kon tonton buñ mënee wax kon yow vrai buteur nga woon encore. non buteur laa woon. yamoo woon ci organiser jeu bi rek. non la finale la preuve en est que la finale ci centre bi laa toll battre góolu cosaan. j'ai marqué le 5e but. Sané mu ngi nii toog. Sané mu ngi nii toog. ngeen andi coupe bi fii Malika nag. kay doxloo waa Thiaroye yëpp keroog sama président dafa joxe passe ba sonn muy Basséna wallahi après dafa fayal ay nit oto pour ñu ñibbiwaat. billahi wallahi coupe bi mu ñëwee fii waa Malika nun ko gisee. non waa Malika keroog li fi zone bi yëpp ñëpp a génn. tous étaient contents
booba lu xew ñëpp dañ koy yëg. waaw parce que c'était un village. c'était un village brassé ak Kër Massar. ba sama ndey bi mu ñëwaatee Dakar jour boobu daf ma woo. ne ma diw kaay. jibi kaay. ma ne ko lan la maire mu ne ma yow de am na looy def ma ne ko lan la mu ne ma yow sa tur bi siiw na de. ma ne ko man. mu ne ma waaw mu ne ma dugg naa sa kaar bi laay jël Malika ba Sandaga sa tur laay dégg yow looy liggéey. ma ne ko maire de liggéeyuma dara ma ne ko xanaa football bi la mu ne ma loo ci jëlee ma ne ko dara mu ne ma yàqu nga. làmmiñ jiitu na ci yow. xam nga mag ñi yooyu lañ doon. waaw dëgg la làmmiñ jiitu na ci yow. te bon xëy na temps bi ñu taseel la te man yàlla mi ma tiim xam naa ne jotuma am soutien daal. bu ma amoon soutien doon naa évoluer dem. waaw aw ma woon soutien. moo tax suma carrière yem ci. léegi bële boobu bi ngeen defee jaloore boobu. après nga ni ASC Malika foofu. après lañ ñëw. beneen année prochaine bi ñu créé ASC Malika. nawetaan am. Malika équipe boobu moo taseeg bokk xalaat dóor ko 2-1 final. mooy ASC boobu si leen organisé ASC Malika. très bien ngeen am coach comme ni nga ko waxee woon le Fodé Ba mu organisé leen. très bien boobu nga àndoon ceeg ñan presque. Mamour Diop waaw. Sidi Diop waaw Ablaye Sène Diop Samba Issa Mbaye ñoom boobu ñu ngi doog a déclassé ñëw ak ñoom kii Omar Sène ñoom ñëpp boobu waaw ay ñoom Abdou Bouri ak ñoom Njiin Laay yàlla na ko yàlla yërëm ñoom ñëpp ñëw ci équipe bi ñun suñu équipe on avait pris 9 titulaires ci suñu équipe bleue pour former ASC Malika c'était pour te dire que rek on avait la meilleure équipe de Malika te ñëpp Malika lañ juddoo nag wutuñu woon benn joueur piti waaw mais ASC Malika boobu tamit marqué nga fa lu yéeme parce que foofu tamit waa Malika ci lañ gën a ràññeem Jibika parce que boobu Malika commencé naa yaatu sànce ba quartier Njaago yaa ngi fii Joola yaa ngi fii ak fii biir dëkk bi mu nekkoon sélection ba am te ni Fodé da doon xool les meilleurs nga bokkoon ci meilleurs yooyu yow non sentiré bi la Fodé tànnee ci meilleurs yooyu comme ni nga ko waxee vous aviez 10 ou bien 8 joueurs yoo xam te ni bële leen ici woon non sentiré woon loolu c'était une satisfaction la ma xam ne honneur la aussi en perspective parce que nit ki boo nekkee say moroom toujours ngay dem de l'avant kooku baaxu suñu boroom la waaw vraiment neexoon na ma trop ma sol sama culotte man dem terrain football pour waa Malika bu ma paree ñibbi sama kër kenn musuma fekk ci benn histoire ci kii bi bu ma paree je rentre chez moi léegi comme ni nga waxee encore si am xale yu leen fekk si ñoom Issa Mbaye ñoom Ibou Diop ñoom Gek Ibou Diop ñoom Daouda Ndiaye effectivement ñooñu xam nga ñoom dañ leen a fekk si ñëw footballandoo ak ñoom Léon ñoom Bàcc Sène ñooñu ak ñoom Tigana ñoom Boubou Kébé ñoom Nooyin Thiaw Fa ñoom ñëw fekk si leen yow noo doon dundee yow sa cohabitation ak xale yooyu nan nga doon dundee ak ñoom seen cohabitation tellement que dafa rafet ba aw ma sax lu ma leen di wax parce que damay ba barki démb rek maa ngi koy wax ma ne ko man xale wolof yi niñ ma fonkee ñi ma bokkal xeet sax fonke wuñ ma noonu lii ma takk ci booy bu ma doon footballandoo moo ma yóbbu ba këram jël montre bi jox ma barki démb bi ñu tasee ci armée li qu'est-ce qu'il m'a dit grand maa ngi lay préparer benn surprise ma ne ko mais moi je suis cardiaque si jamais tu viens damay dee parce que xam naa ne yow li nga ma bëgg a defar rëy na mu dema noo grand dama la yàgg bëgg ça veut dire que bi ñu nekkee ensemble xale yi amour boobu ñu am ci man ba tey dafa continuer ci man muy Boubou Kébé muy Pape Sène muy Ibou Diop ñetti goos yooyu ak Daouda Ndiaye ñoom ak ñoom dees mii tey maa ko dugal ci terrain mu football Véchi mii maa ko dugal ci terrain mu football donc am na ñoo xam ne dama leen doon protéger par rapport ak injustice man bëgguma woon injustice ba tey jii bëgguma injustice léegi bëggoo woon injustice mais ci biir cohabitation boobu nga àndoon ak xale yi Fodé nekkoon foofu Mame Alassane Ba nekkoon foofu encore préparateur ñooñu ñëpp ak ay monsieur Thioubou léegi ñooñu am na lu ñu def ci yéen ok lan lañ def ci yéen te nit ki moom bu la jiitee rek def ci yow ki lay xamal manoo koo fay kii la fekk nga taxaw ne la taxaweel nii moo xam li tax nga daf la xool mën nga am nga demee nii nga demee ne mais dafa bëgg nga jóg waaw ñooñu li ñu def ci ñun dafa bari
ma wax ci comme suñu doyen Maam Alsane Ba kooku yal na yàlla yërëm soxnaam Soda Ndiaye buñ daan sol équipement ba dem këram fekk moom wàccagul temps boobu il est dans l'armée soxna si ndeysaan def ñu doon wax yéen de xanaa da ngeen a bëgg da ngeen di xaru ñu ne ko lan la soxna si mun leen yéen nit ku mel nii nu ngeen koy toppee ndax grand bi ndekkeem 8 kilomètres la waaw 8 kil lay def bu paree dem fële armée yorewaat gars yi waaw xam nga ñooñu dëgg la beneen affaire lay doon affaire la woon monsieur Ba ak monsieur Thioub aussi comme li ma la wax ñoo doon indi tableau bi teg schéma wu football di la won nan fan ak fan ngay jaar pour nga donc ñun on était en avance sur notre temps parce que temps boobu peut-être équipe bu première division yi ñoo doon yore ay tableau mais ñun équipe bu nawetaan dañoo amoon suñu tableau waaw comme élève bu nekk classe ngay jàng bu la kii yéegee kii wàcc ñu ne la léegi nii la ak lii relance nii la démarquage nii la yooyu mooy ancré théorie boobu mooy nekk ci sa bopp donc physiquement si tu es prêt rek da nga koy appliquer facilement kon yow doon nga sentir tamit comme supposons équipe bi ñu classé def 11 de départ fekk yaa ngi regroupement ñëwaale ak moom parce que jour buñ convoqué ci 18 rek da ngay jàpp ni da ngaa war a dem partant yow nga ñëw ñu classé di defar ba 11 yi jeex te gisoo sa tur est-ce que loolu daa nga ko dund lu bari bi nga daa nga ko dund daal. dafa naa man benn yoon laa mosu jouer remplaçant. j'étais blessé. j'étais blessé te Alsane Djigo la. waaw match boobu bi ma ko duggee aussi. ak sama blessure j'ai marqué un but. waaw Alsane Djigo. contre équipe bu ñoom Serigne Der. équipe ñoom Serigne Der bi nekk Guédiawaye. waaw léegi bu fekkee yow yaa ngi bokk ci 11 de départ bi. lan nga daan gis ni supporters yi ak say partenaires yi nga bokkal équipe bi ñu ngi koy sentir ni ji bi bokk na ci 11 bi ndax seen kanam lan nga ci daan gis. influence la. influence te doon am satisfaction totale daal. ils sont satisfaits comme li la Matar wax rek. léegi ci témoignage bi la. man bu ma bokkul woon sax ñoom dañu am problème dama doon toog fi oto bi taxaw fële di ma xaar. car bi fële lay taxaw di ma xaar bu ma demul ñu am problème. waaw sérieusement parler du question vanté wu du dara mais moom zone bi moom entre Malika ak Yëmbal fii gisuma woon ku ma fi dàq football. manoon naa ko amoon naa fitam musuma ragal kenn aussi waaw musuma ragal ndax en général boo ragalee doo dem waaw mais man nag physiquement dama pare woon mais. amoon na ay xale yam te ni tamit ñu la jege woon ci koñ bi. ñi am te ni daanan la topp di dem di la seetaani ji. wala ñu xam ci lu bari jege équipe bi trop. ñoo doon dundee ak ñoom pour boo jëlee défaite yaakaar ni ñoom si affaire bi ci day diis ci ñoom wala nga am victoire mu nekk ndam ci ñoom. yow noo doon dundee loolu ndax daa nga dund di jouer waale ak loolu. waaye dañ doon jouer parce que booba temps Malika fii lañ doon tase. atelier Jules Tailleur. boobu Jules Tailleur mu ngi fii buntu kër Bayouga fii bayal bi moo fi nekkoon boobu dispensaire bi kenn muré gu ko espace bi dafa réyoon tout ce que Malika a tey weekend bi presque fii lañ doon tase ci atelier Tailleur bi fii ci Jules mu ñuy waxtaan daal foofu fii moo doon suñu kii actualité. voilà donc ñun toujours presque fréquemment les gens se voyaient daal xam nga donc amoon na benn communion buy am ci biir nit ñi daal xam nga moo tax vraiment. kon dañuy jéem a xool daal waaw dañuy jéem a xool am na xale yam te ni am na lu ñu wax ci yow. ak ay partenaires yam te ni yaa ngi ñoom bokkoon ngeen terrain bi. laaj nga ma koo xamante nag sama waay la woon muy Djibika sama grand frère la. on a joué ensemble. moom ancien. bi may joué académie ngi joué senior mais dem naa ba fekk ko senior mu nekkoon grand boo xamante ni macha allah milieu de terrain macha allah boo ko mosaan gis biir da ngay kontaan parce que dina poser bal bi dina ko dawal dina la teg foo xamante ne manche man daal bu ma mosaan def classement ma gis Djibika si milieu de terrain damay kontaan parce que ñëpp xamoon nañ ko ay qualité de football daal macha allah. kon donc yow joueur nga woon en temps ba nga xamante ni comme ni nga ko waxee ci sa kàddu léegi fekk nga ko ci biir terrain bi.
waaw moom ancien parce que may football cadet moom mi ngi football senior. mais yàlla def na ma teel a monté senior. man xam naa may nekk senior sax bon j'étais le plus jeune si ASC Malika bi instant boobu. bi ñuy dem di football ay yëmbal. man naa si ñi gënoon nekk xale si équipe bi laa bokkoon. kon moom Djiby Ka ku la jege woon la ci biir terrain. waaw Djiby moom doon na ma jege loolu macha allah moom. te vraiment dafa ma doon jàppale lu bëree wala si terrain bi dafa ma doon wax Ibou taxawal fii defal lii te su ma toppee ay conseils rek. vraiment dama doon jël toujours de l'avant daal. kon daal rôle doyen bi moom mu ngi ko doon joué bu baax ak yéen. non macha allah Djiby Ka dama koy xoolee comme naa jël benn référence si grand Ablaye Sène ak grand Ndiol Mara. parce que surtout Ablaye Sène bu ñu daan football fii entraînement. day ngay yor ba sama dama noon daw quoi. su may joree bal dama bu jëm taxaw bu daw. da lay woo nga ñëw passe la bal bi. mun la xoolal taxawal su ma la kii dama lay defar nga dugal mais effectivement lim la wax boo ko defee. da lay dugal ba nga jàkkaarloo kan yi dugal macha allah moo Djiby Ka daal vraiment macha allah militaire yoo xamante ne daal vraiment Malika du ko gaaw a amaat daal vraiment grand yi mënoon football la ñu macha allah. parce que avant match bi démarré. dina la wax fi nga war a taxaw yow. parce que man dama mënoon daw. te dama amoon tendance chaque fois suñu yoree bal rek. ma daw pour ñu rafetlu ma romb latéral bi quoi. mais ñu bëgg ñoon lool. daal nañ ma ko def mais rarement lañ ma koy defaral. liñ bëggoon mooy ñu jox la bal nga joxaale leen ñu def. à toi à moi. wala des genre triangle yooyu. mën a dem non Djiby moom bu bokkul moom bu gaañuwul feebarul dafa waroon nekk partant. parce que milieu de terrain place am moom gisuma ku ko mën a égaler foofu. waaw gisuma ko chaque fois daal. su duggee si biir dina muyee mayoom comme il le faut te dina jox dafa gëmal li muy def daal maanaam il était trop sérieux ci football daal gëm na ko mën na ko xam na li muy def donc man su ma ko gisu si terrain bi su ma ko gis mu nekk remplaçant ban booy xoola Djiby il était toujours partant te rarement aussi lañ ko doon génne parce que mënoon na te vraiment daawul tricher daal daan na dem ba jeex polyvalence amoon na ci moom waaw Djiby aussi bon xanaa à la défense daal mënu ko woon football défense mais à part loolu moom boo ko yóbbee milieu de terrain day dem boo ko yóbbee à l'attaque aussi doo dina mais daal point fort dëgg moom li ñu ko xamee moom mooy 8-10 lu mel ne ay géej gi wala ay bleu temps yooyu wala ASC Malika mu génn dem yëmbal wala Pikine wala yooyu ban match moo nekk sa mémoire ba léegi bu dee fàtte wu ko ndax yàgg na ba nga xam te ne doo ko fàtte Djiby Ka defoon na ngéwél ba waa Malika yëpp signé waaw loolu xam naa du yomb daal mais li ma si rappelé daal xam naa ni c'était à yëmbal quoi naaw ASC Malika. C'était la finale peut-être. waaw finale xam nga contre. non déggoo ou bien bokk xalaat. non bokk xalaat. dafa daan match boobu daal match la boo xamante ne moom neexoon na trop te defe naa su ñoo ko mujjoon gañe daal match boobu daal defe naa parce que waa Malika ñëpp a demoon. amoon aussi benn match boo xam ne amoon nañ ko Amadou Bari. boobu aussi du ma ko fàtte quoi voilà. ba suñu grand bi sax grand Bili parce que dañ fa jëkk football mu am xeex. gars yi dàq ñu ñibbi. ñu rejoué ko kii Amadou Bari keroog grand Bili bi jiite xam naa du ngeen ko xam mooy magu njoon jiite bi keroog bi ñu gars yi sonalee moo génn arme bi mu ko génnee gars yëpp naaw moo ñu xaw a calmé nag match boo daal vraiment jib bana match boo xam ne ak grand instantal du ma ko fàtte match boo xamante ne vraiment dañ naan ñii xanaa du ñu waa Malika quoi parce que dañ daan sabox naan non ñii xamuñu gazon bi quoi mais keroog dañoo waaru laalaw gars yi dañu football ñëpp kontaan macha allah loolu moom du ma ko fàtte mu ko daal dëgg la xam naa ko bu baax Djiby Ka parce que vraiment non seulement dañu bokk koñ bi mais dañu acheminé aussi ASC Malika. dans le domaine du football ko du football. waaw si biir ASC Malika. Djiby Ka d'ailleurs Malika dañ ko war a jokkeel parce que ab milieu de terrain la woon boo xam ne remarquablement dafa pes. parce que amul fenn foo xam ne Djiby Ka dugg na ko si biir terrain bi ñuy am ay doute si moom. plutôt dafa nekk benn joueur boo xam ne dafa doon da doon dóor adversaire avant muy dugg si terrain bi. parce que bañ nañ ko ba pratiquement boo génnee fii dañ daan wax xoolal Pula Fouta Malika bi. waaw parce que moom moo nekkoon joueur boo xam ne moom lañ gënoon a remarqué si joueuru Malika yi. dafa fësoon daal. fës si bi joueuru Malika yi parce que tellement façon de récupération de ballon. façon de passe am. façon d'attaque am exceptionnel. physiquement aussi du sonn. te daf koy joxe. parce que vraiment man. li ma gis ci moom mooy li ñu nekk yëpp du joueur boo xam ne da ngay dem bay sentir que ni kii dafa sonn ci terrain bi dafay joxe li mu am te à tout moment lu match bi di gën a sori da ngay yaakaar ne mu ngi doog a renforcer wu. bon loolu amoon na ci Djiby Ka parce que
Djiby Ka moom moo nekkoon benn joueur boo xam ne à tout moment fu mu joore bal si diggu terrain touche bi yëpp dañuy àndandoo naan téye leen ko attention dina ko dugal wala dina ko defar mu dugg c'est tout moom à tout moment bu jëlee bal rek gars yi xaw a am problème. sunu finalu AS Malika ak Bokk Xalaat. C'était en 89. C'était en 89. AS match boobu vraiment dafa impressionné Malika yëpp sax de même que Yëmbal. parce que match bi dem na ba am benn tournure boo xam ne. bon adversaire moo indi tournure boobu. parce que tellement gars yi dañ leen a emporté trop si match bi. donc match boobu bokk na si match yi nga xam ne moo gën a nekk benn remarque si man. boobu milieu bi mu ngi ko bokkoon ak kan ñoom. bon booba moom moo fa nekkoon Diop Sambane. Sambane Diop. bon moom c'est vrai que Diop Sambane mag la woon ak Sidi Diop. ñoom ñëpp ay mag la woon. waaw bon mais dañ doon tenir y avait Ablaye Sène aussi. y avait Ablaye Sène si biir. bon Boubou Kébé justement Boubou Kébé. Boubou Kébé moom tamit mu ngi si woon waaw bon. ben même ASC Malika daal pour te dire Djiby def na si li mu war a def. pour la création de l'ASC Jokko dañu ko créé woon si ñaari fusion ñaari ASC yu fusionné ñu jàpp tur bi mu nekk Jokko mais Djiby Ka moo njëkk a proposé pour te dire ah Djiby Ka Malal ñëw njëkk a proposé ne du ñu wuti fenn joueur ñun c'est vrai que ñun retraité nañu mais nañ leen football si la ñoo dee ñoom Djiby Ka ñoom Malal ñoom Insantal et cetera ma dem jëli ay boy yi nekk si yeneen quartier yi comme ay El Hadji Pam HLM 5 Lamine Diassé Mbose bu Kaolack Vieux Drabo Thiali HLM Thiali indi leen ñu renforcer leen foofu loolu lañ débuté ak Jokko. tonton Djiby dégg nga témoignage yooyu ci grand Ibou Diop ak Mbaye Fall gis nga Ibou Diop fi mu ñëw laaj nañ ko ci est-ce que mystique bi amoon fa nga xam te ne daan nga ko sentir aussi tamit confirmer ni ku daawul sonn nga tamit musu ko sentir absence bi tamit nee na musu ko gis fa nga xam te ni absence foofu ñu bëggoon nga leeral ñu ci tuuti mystique bi ndax daa nga am loo ciy douter. non mystiquement musuma douter parce que dama doon jël samay devant sama Haalpulaar la am na yoo xamante ni xam naa ko. te boobu mystique nag am na. waaw mystique am na ndax man bi may football bleu sax dama doon defal mystique équipe bi. waaw man maa ko doon jëli ci mara bi dem defari ko ba pare nekk joueur en même temps. waaw mais mystique moom dama ko xam. mais aussi bàyyiwuma woon sama bopp. ndax dama doon protéger wu en conséquence. parce que naa la rappeler bu wax benn affaire. entraînement la dem benn jour te keroog maagee xam naa da doon foo rek. bi ma ko déborder rek mu fauché ma fii quoi. loolu def na ma plus de 1 mois mënatuma wàcc ci lal. boobu suma benn jarbaat bu ñu wax buubu moo fi ne. mënatuma wàcc ci lal bi mais yàlla def yaa un marabout bu fi ñëw ay pël yu daan jaay ay nag. ñu yendu fii ci kër gi ñoom ñoo ne ko waaw soxna si yow ki nekk ci biir néeg bi moom lan moo ko jot. maire bi ne leen ah kii de man xaw ma da doon football dafa damm xaw ma daal lu ko jot. mais am na daal mënatu la dox. Haalpulaar yooyu ñoo ñëw dugg ci néeg bi fekk ma ci biir ne ma kaay ñu wàcceel xëñjal tànk bi ñu xool. léegi bi mu xoolee tànk bi xam nga Haalpulaar yi ak li ñu toppee nag dañoo xam lu bëri ci damm wala yenn douleur yi mu jàpp tànk bi di ko kii daal di ko xool. mu ne ma bon kii damul mais dafa am problème ci biir mooy da nga tëccu ci biir. après. lañ ma wutal benn gàllaaj boo xamante ni nee nañ ma bii boo ko takkee di nga football ba bàyyi dootoo gaañu. te effectivement yoroon naa téere bi fii téere bu rouge la woon fii laa ko doon def. waaw loolu daal loo dund la ci mystique. waaw lu ma dund ci mystique la. parce que boole na ci aussi même ballon bi boo ko tiiree dina am puissance te effectivement. ba ma doon fooyee ballon ne ko nii sax
damay sentir ne lii am na puissance. waaw donc il y a quelque chose derrière. bi ngay jaaxal gars yi tamit ñuy tibb sa tànk boobu tamit loon ci mën a wax. waaw bi ñu tibb tànk bi kooku sama nijaay lañ tibb tànkam. moom la grand bi doon nettali léegi. waaw parce que dañoo romb caaroy kaw fekk ñun ak ñoom ñun ak cosaan ñoo war a final. grand bi romb fa ak mobilatam ak grand Seyna Thiam. léegi nag bi mu rombee rek ñu ne Polu Malika baa nga ne. léegi nag xaw ma nu mu doxee ba gars yi tibb tànk bi këpp ko. grand bi keroog journée bi yëpp da koo feebar demul terrain. kon ñoom jàppoon yow la. pour match bi ñu mën koo man ak grand bi dañu niroo woon ndax grand bi dafa bëri woon karaw. te aussi sama grand frère sama nijaay la. waaw mais match boobu football naa ko ñoom biñ ma gisee terrain sax dañoo jaaxle. parce que seen marabu daf leen waxoon ne réellement kii du football. mais gis nga bopp boo ko amee. du bëri du la kii daal. ñoom xale yi ñoom ku mel ni Ibou Diop. waaw moom ñoom dañoo yàkkamti woon ñu bëri xam nga moom lañ jël témoignage. mais bëri na ay moromam comme ñi ma la libal. Ibou Diop Badou Ba. dëgg la ñu koy wax Daouda Ndiaye. dëgg la ñooñu ay excentré lañ woon yoo xam te ni ñoom jox leen ñu daw la. dëgg la ak indi balde bii. ñoom ils étaient pressés. gis na ci biir terrain bi. ndax boo xoolee yow au départ da nga ni joué nga attaquant de pointe. foofu am na lu mu doon laaj doole wala yenn yi. mais bi la xale yi fekk see dafa mel ni yow da ngaa nekk ci fii séddalee. voilà waaw foofu noo ko dundee ak xale yi. foofu laa nekkoon ak ñoom. di leen orienté di leen gën a dem jox ay enseignement yu bëri ci football daal comme li mu waxee léegi ni ko Ablaye Sène doon wax buy daw. mu ne ko bul daw taxawal kaay. effectivement Ablaye Sène boo dawee mu ne la bul dem kaay. boo ñëwee mu jox la ballon bi si sa tànk ne la nag bu ñu daw bal bi nañ koy joxanti suñu biir parce que déjà mooy li ma lay wax ñun on était en avance ci suñu temps parce que sérieusement lii ñuy football nii. ñun footballoon nañ ko bu yàgg. ñun footballoon nañu lii bu yàgg. ça c'est des répétitions ci ñun. muy Ibou Diop. muy Papa Sène te ñu koy wax tey Ringo. Ringo waaw. kooku dem na ba moom moo doon sama capitaine d'équipe. te pourtant sama cadet la. mais on a gardé ces relations là yoo xamante ni dafa neex ba mooy li ma leen wax rek xale bi am na lu ma wax barki démb man dama ne ko dinaa cardiaque. boo ma ko defee surprise du baax ci man. Bouba Kébé ñoom ñaar ñoo ñëpp samay booy lañu ndax en général boo mënee football sax. tu as beaucoup d'amis d'enfants. looloo waroon jeunes yi dëkk bi yëpp nekk sama xarit xam nga ñoom ñëpp à l'unanimité ñoom ñëpp samay xarit nekk Malika gi ndax booy dañu bëggoon football ba pare bëgg ma. ba tey jii it moom la ñuy dawal ay boromi kër lañu mais xale yu baax lañu. donc waaw am nañ ci man yëg-yëg. waaw sérieusement manuma leen a fay de. toujours ma wax leen ko sax témoignage bi dina tax ma gën ko firndeel. ne gos yi ma bokkaloon terrain bi jàngal leen football wala ma dugal leen terrain. buñ ma gisee. dafa mel ne man ak ñoom ñoo bokk ndey ak baay dañ ma bëgg daal tellement que man maa ngi leen di ñaanal yàlla daal. parce que daa nga leen galvaniser ci biir terrain bi di leen orienté. voilà mel ni ñu jox la cëru mag bi tamit cër bi mu ngi fa woon. billaahi loolu yëpp moom moo waral lii ba tey jii. waaw léegi ci au niveau de l'AS Malika. ban bii moo la gën a marqué ci au niveau de l'AS Malika. bii waaw wala match de référence encore. match de référence yi moom bëri na. waaw bëri na. ban ngañ ci mën a génneel bu kii. parce que déjà bu ñu waxee ay final bi yëpp ay match de référence la. mais comme ni ñu la waxee suñu tournoi boobu ñu jógee. moo ñu gën a lancé. parce que moo lancé footballu Malika. bu ñu jógee ci tournoi IFI boobu bu yëmbal. moo lancé footballu Malika. ci la ñu osé mën a dem di jouer ji fu nekk di dem ak ñëw. waaw léegi bi la waa GIA bëggee jël. waaw. waa GIA xam nga dem nañ ba bëgg laa décrocher loolu am na wala amul. am na parce que. loolu mu ngi jaare woon ci Diallo Benja. ndeysaan yal na ko yàlla yërëm. da ngeen a amoon ak ñoom match wala ba Diallo moo la. Diallo dirigeant la woon ci Benja. Benja boobu. Dramé ancien bu police mu ngi ci woon. comme ailier gauche. waaw. Lay Camara bu Jaraaf. mu ngi ci woon. donc c'est de grands joueurs ñoo fa nekkoon. dañoo joué ak ñoom match amical Icotaf Pikine. bon match bi nag man xaw leen faa dajji nag. waaw xam nga rek keroog.
bi ñu tasewaatee nag Diallo. takkusaan googu. voilà. comme que Diallo moom xaritu le professeur bi nekkoon fii à Malika di jëkkëru ndey si yàlla ndeysaan Sow Sala. moo ñëw fii ne ko diw jox ma booy bi mu yóbbu ko. waaw jox leen ma ko. mu waroon la yóbbu GIA. voilà. Jeanne d'Arc de Dakar. voilà très bien. donc mu créé loolu mais xam nga situation boobu man sama situation sociale. social rek moo tax demoo ma foofu empêché def parce que boobu oto bu jógee fii dem tamit jafe na. 18 heures bu la fekkee ci kii bi lépp ci àll bi ngay dugg. voilà très bien te boobu amoo soutien bu la mun a yóbbu fii ba Sacré-Cœur ngay entraîné di ñëwaat. ah ma ne vraiment loolu mënu ma ko te aw ma soutien sama yaay laa am te amul boobu moyen pour di ma fayal man may dem di entraîner ji Sacré-Cœur chaque jour di ñëwaat. waaw moo loolu de moo yàq suma demu GIA. match bi ngeen football kon loolu moo yàq. sa demu GIA voilà looloo ko yàq après waa Gorée encore US Gorée. seen match bi à Malika. waaw boobu moom dégg naa boobu moom mbir la moom. waaw boobu wax ñu ci tuuti. contre Gorée Malika ak waa Gorée. boobu moom Diop Mamour moo leen xawoon a rey sax. mais yow am na loo def parce que am na ñu bëri ñi am te ni. jaar nañ fa ñu wax ñu Gorée bi. waaw mais am na kam te ni lam ci témoigné. leer na ma ni du lu nga xam te ni dañ koo taf yëngal. teg ko noonu lu am la. kooku wax ñu ci tuuti rek. ci Gorée bi mooy li mu lay wax rek Gorée bi mu ñëwee fii. nit moom mënu la wax boppam daal. waaw man mënu ma wax sama bopp daal man waa Malika ñoo ma mën a wax daal sérieusement yow. waa Malika ñoo ma mën a wax man bu ma waxoon tey day mel ne damay vanté wu daal. te loolu rek ay jaar-jaar la woon yàlla def na xam naa rek mooy loolu daal. waaw. match contre Bendiaba football nga ko. si football naa. ak ñoom laay Camara. man match yëpp la man match Malika laa amul bu ma footballul xanaa ma feebar. te man naturellement sax je touche du bois et du fer. football nga ak Badou Gadiaga Badou Diack wala. Badou Diack bi muy góolu. waaw bi ñu ko déclassé dafa ñëw football suñu numéro 9. ndax xam nga dafa am kët. finalu bokk xalaat ba yaa nga ca woon. si deuxième édition bi. deuxième édition bi dama wàcc liggéey ñëw foofu. fekk leen ñu def seen classement boobu Abdou Koumba bi moo yore équipe bi. boobu man maa ngi nekk école normale supérieure di liggéey. mais après laa leen fekk regroupement. man boobu match dugg ma ko partant maa ngi ko dugg presque boobu fekk naa ñu mën a Malika sax defe naa 3-0 xaw ma. ci laa doogu dugg ci match boobu. waaw fekk na boobu ñun ñu ngi bëgg a raccrocher daal. voilà boobu booy ñu ngi yéeg. waaw man nag j'ai fait ce que je devais faire pour Malika li ma waroon a def pour Malika def naa ko. sama jeunesse footballal naa leen tey bu Malika ñemee sax génn ala ñun ñoo tax. ñun ñoo tax ñu ñemee génn di football feneen. yow ban milieu moo doon sa milieu de référence comme yow yeneen ñaar ñoo doon àndal ci milieu bi. milieu terrain waaw nga xam te ni te foo toog rek yaa ngi xalaat mu nekk sa bopp. ngay mel ni ku leen di gis yéen ñett. trio bi kan ak kan la woon. parce que tey bu ñu football. en général. bu dee ASC Malika. Insa Tall mooy joué 10 man ma joué 9. Ablaye Sène des fois il est là des fois il n'est pas là parce que moom it xam nga. c'était un ingénieur la woon mu ngi woon ay fële ay Bambey. mais milieu terrain boo xamante ni Sidi Diop. kooku il est polyvalent boo ko dewoon gardien de but sax mu góolul la. poste bu ñu doon manqué Sidi moo koy combler Sidi Diop mii ngay gis waaw. défense moom. ailier mun na ko nekk avant centre mun na ko nekk donc koo xamante ni la daal man fu ma ko doon gisee rek. je suis content parce que man ak moom ñooy yem. li may bañ moom lay bañ. bëggul woon kuy flancher ci terrain mukk waaw ak kuy daw Sidi Diop moom bëgg musul bëgg ku ragal. sa libéro ak sa stoppeur kan nga ko. sama libéro nag après fii moo doon coxo ak kii nu mu tudd si Mamour Diop. parce que boobu mañoon dem na continuer jaay étude am en ville. mais coxo ñëw monté nag nekk ak Mamour Diop ñu nekk ak central bi. sa góol kan nga ko doon jàpp. sama góol aussi après Omar Sène la. sa arrière yi ay Ringo wala Léon Ringo moo doon jouer latéral gauche. Léon léegi non Léon en général dañ ko doon dugal comme milieu de terrain Abdou Bouri. dañ ko doon football loolu latéral droit. mbaa ñu def ko numéro 6. noo gisee woon les frères Niang. ñoo Lamine ak Ngala. waaw Lamine ak Ngala moom il était super. Ngala moom il avait de ces tirs là. macha allah. macha allah mais Lamine moom sama morom la. géej gi aussi football nga fa daa mel ni. waaw léegi géej gi moo indi jokkoo. géej gi bi mu ñu tasee. waaw
ñun ñi fa doon football ñoo ñëw formé fii Jokkoo. géej gi dem Sédiment ànd ak moom voilà géej gi dem nekk Sédiment. ànd ak moom waaw. voilà ñu dem créé jël seen Pape jamono. Ngom. voilà yéen ngeen créé. ñun ñu ñëw fii créé Jokkoo. boobu nga retourné ñëw créé sa man ak Sidi Diop. waaw ñu ñëw fii ak gars yi ñu jël benn peeru maillot bi ñëw. waaw. ñëw créé Jokkoo ne nag booy bu ngeen màggee di ngeen am fu ngeen jàpp. waaw ñu déglu kon gars yi lan wax tuuti rek. ñu déglu ñaar ñii rek. man Djiby Ka moom bu ngeen ma ko laaj naa ci sawar quoi vraiment parce que Djiby sama waay la sama xarit la. et puis dañu bokk équipe ci lu bëree bëri. jaar nañ fa bëri. jaar nañ ci équipe nawetaan et puis vraiment Djiby ku neex a footballeur la doon woon. moom moo ñu daan encouragé que nu football boo xamante ni bu ñu musaa dem yëmbal vraiment. ñëpp dañ daa wax Djiby. waaw Djiby moom milieu de terrain la doon football. man maa ko doon football axe. vraiment bu ñu musaa taxaw ci terrain bi. ñëpp dinañ xam ni équipe bu Malika ñëw nañu. comme yow stoppeur nga woon daal. stoppeur laa woon waaw stoppeur laa woon. daal kon ba nii nga waxee mooy yow loo musa yor rek. si sa tànk rek da nga koy yàkkamtee jox. dama koy yàkkamtee jox pour mu defar ñu loo xamante ni li vraiment yëpp ci kontaan quoi. je me rappelle benn bal boo xamante ni maa ko téye. bi ma ko joxee talonnaat la ko def. bi ma ko talonné fekk may jàll. may génn dama génn jàkkaarloo koy kaay. mais malheureusement ma ko dóoree ba góol bi jàpp ko quoi. mais vraiment bal boobu moom ñëpp dañu jógoon taxaw. Djiby bu Moussa nekk ci milieu terrain bi moog Insa Tall Diop Sambane ak Ndion vraiment dootuñu am lu ñuy xalaat quoi. ñeent ñooñu moom fu ñu Moussa taxaw ci milieu terrain bi moom. vraiment lépp day baax quoi. bu Moussa téye bal bi moom fu waay nekk dina xam fan la koy defal. loolu moom xamoon nañ ko ci Djiby quoi. mais il était un buteur aussi je crois parce que écho yi jot nii dégg nañ ni aussi tamit c'était un buteur. effectivement noonu la demee moom dadaa football milieu terrain en même temps léeg-léeg day mel ni neuf. parce que bu jotee bal bi moom bu ko joxee neuf bi remise bi moom fa mu ko tegalee rek moom day yaakaarloo camp yi fas jom dugg ci terrain bi ñafe. Djiby Ka moom loolu moo doon kii yam bu xasee bu mu sa dugg ci terrain bi amatul rakk la amatul kii football rek moom lay wax ñëpp ku footballul sax da lay daal di mere kon nga xam ne kon Djiby vraiment la ko war def na ko quoi la ko war def dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla bàyyi ko fi may ko xéewal yu bëree ak njaboot goo xamante ne gi ñoo koy awu ci ginnaawam bam bon xaw ma nag am na doom bu mën a football mais war na am man doom bu mën a football waaw am na benn doom bu ñuy wax Ndioro ak Tra mais Tra bàyyi na mais Ndioro moom il est excellent. ok si Djiby xam naa ko parce que ñun ñooy ànd depuis xale. waaw bu ñuy wër talent pur. waaw Djiby Ka la. c'est-à-dire bu ñu amee benn footballeur sénégalais bu ñu mën a comparer ak Djiby Ka waaw peut-être Omar Gueye Sène la. il avait l'élégance de Omar Gueye Sène. ah oui vraiment. il avait l'élégance de Omar Gueye Sène. c'était un milieu de terrain. milieu de terrain la woon. waaw mais extraordinaire. waaw Djiby lu mu deful ci terrain amul diggante Malika Yëmbal. waaw stade Amadou Barry. stade Alassane Djigo lu fa Djiby Ka deful am. waaw moom vraiment dafa amoon ay nit ñoo xam ni buñ musaa xam ni ASC Malika day football. Djiby Ka rek moo doon tax ay chauffeur taxi ay nit ñoo xam ni dëkkuñu sax Malika. mais pour seetaan si Djiby Ka terrain rek. daana tax ñu bàyyi seen lépp ñëw terrain pour seetaan Djiby Ka. da ngeen doon ànd ba pare nga faawaale ko encore. ah mais bien sûr. parce que talent moom képp ku bëgg sport boo ko gisee muy xale bu ndaw muy mag da nga koy bëgg. loolu moom mënul ñàkk quoi. parce que talent bi la ci boppam. don la boo xam ni yàlla moo koy jël jox ko nit. donc yow nag bu fekkee ni sportif nga mënoo jàkkaarloog loolu boo paree doo ko apprécier soit da nga koy apprécier rek wala nga iñaan. ah non oui parce que bu fekkoon ni Djiby Ka dafa tombeek jamono jii ñu toll nii. waaw gars yi ñu tudd fii Djiby Ka moo leen dàqa football te loolu ñeneen ak ñeneen di la ko wax Malika Djiby Ka leen dàqoon football. moom sentir am na dund nga ay nit ñëw fii jéem ko jël si pour yóbbu ko mu joué ji beneen niveau. waa gendarme jël si nañ ko. fii. waa gendarme ñoo déplacé wu ba Malika jël si ko waaw mu jox leen feu vert ñu wax ko muy ñëw entraînement dañ ko doon jox xaalis sax pour muy déplacé wu di ñëw entraînement mais booba transport bi melul ni mel léegi. waaw temps yooyu bu la 18h fekkee Dakar pour nga ñëw fii c'est un problème.
yow ban match de référence nga mën a wax ci Djiby Ka benn match de référence ba am te du deñ ba léegi si sa bopp. non c'est-à-dire daje nañ fii ak équipe bi nga xam ne moo mujj doon Farba. waaw ñu mën ñu 3-0. ba match bi des à peu près 15 minutes. 3-0. supporteru Malika yu bari ñibbi nañu. ci temps bi desoon Djiby Ka ak Insa Tall football nañ football boo xam ne bi ñu ñibbisee Malika di tàccu nit ñi di ñu yuuxoo woo 3-0 3-0 ñu leen non du 3-0 3-3 la. booba moom ak Insa Tall ak kan ak ñoo nekkoon ci digg bi. moom y avait Insa Tall si j'ai bonne mémoire ak je pense Diop Sambane la woon. waaw ñoom ñett ñoo téewoon milieu de terrain. waaw ndax dañu cueillir à froid dañu dem ba mën nañu 3-0. moom bokk na ak tonton Abdoulaye seen terrain encore. ba tàyyi. ndax fu ñu jaar ñu ni ñoom ñaar ay ndaanaan pire lañu woon. ñoom ñaar ay ndaanaan pire lañu woon bu ñu musaa seq milieu de terrain c'est-à-dire presque jarul woon ñuy wax saa yu nit laalee bal bu keneen démarqué rek xam na fu muy def bal bi non Malika amoon na ay talent yoo xam ni maa la waatal bu doon jamono léegi bii ñu lekk xaalisu football ba tay vraiment y avait des gens yoo xam ils avaient vraiment le talent à l'état pur. mais moom est-ce que daana faral di dugal ay bii. mais ba tàyyi wala mu defal la passe boo xam ni da ngay xelli rek. bal daana ko def foo xam ni boo xamul dara sax di nga ko dugal mënoo ko bañ a dugal fi mu la koy defal moo tax. kon daal moom moo doon organisateur bi. non ci digg milieu de terrain amu ci woon morom vraiment amu ci woon morom. amoon na surnom ba xam te ni boo leen musaan ñëw rek gars yi dañ naan mu nga ñu koy gisee lenn la nga xam te ni nekkoon na ci moom la nga xam te ni buñ ko séenee rek dañ naan mu nga lan la woon. c'est-à-dire pël bi lañ doon wax. waaw pël bi. pëlu Malika bi. noonu lañ ko tuddee woon. waaw vraiment pëlu Malika bi lañ ko tuddee woon amul woon beneen surnom bu dul boobu. waaw bu Malika Moussa ñëw présentation ñu xool ko. ñëpp bopp ci moom la ñuy tëg bët. moytu leen pël bi mais bu duggee ci marché bi alhamdulilah rabbil alamin Malika nee naa la Malika dóor na gore fii. waaw. terrain Malika bu njëkk bii nekk marché. keneen na leen ko wax Malika dóor na gore fii gore du gore bu ndaw de. daje na ñoog Laye Camara. waaw Laye Camara temps yooyu Benja la nekkoon. ba pare ñoom ñu yore équipe boo xam ne département bi yëpp kenn mën leen ci at. ñoom ñu daje ak moom match bu metti kenn ku nekk côté bi nga nekk saa yoo defee benn geste technique ñëpp jóg taxaw waaw. match boobu bu loon arbitre ñoo koy gañ. non nee naa la bu fekkoon ni jamono ji la. Djiby Ka milliardaire na ñun ñu toppoon ci moom milliardaire nañ kooku maa la ko wax. ñu ngi lay remercier tonton Diop. merci. tonton dégg nga foofu ñaari témoignage yi bu Abdou Boury ak bu Diop Ngom. Abdou Boury dégg nga ko partenaire la woon ci biir terrain bi. Diop Ngom mooy ñi daan wër équipe bi nga xam ne bu ko nit ñi gisaan rek xel day dal. donc ñoom tey li Abdou Boury wax gisoon la ci biir terrain bi. da leen doon doon am satisfaction totale. yow noo ko doon dundee ak ñoom parce que je crois que c'est une chose ba nga xam te ne c'est réciproque. yi sa diggante comme ni mu ko waxee ak yow. noo ko doon gisee Abdou Boury ak yow ci biir terrain bi. Abdou c'était un grand défenseur nekk xale am jom. waaw bëgg li mu doon def tamit. waaw parce que boo gisee ñun ñu gàdd yenn yi sax c'est parce que nit ki ni mu meloon la. loolu moo continuer ci moom ba léegi si am jom boobu moom ñu def ko latéral wala ñu def ko axe. Abdou Boury nekk joué na 6 ASC Malika joué na poste yu bëri daal moom it il était polyvalent bu ñu amee latéral bu manqué droit. ñu def ko fa bu ñu amee 6 bu manqué Abdou poste axe bi aussi mu jël ko. mais tamit nit ku baax la yàgg nañu ko seq vraiment moom it ku mus a am jom loon musul flancher ci terrain. parce que boo gisee ni mu waxee parce que action boobu mënu koo fàtte ba léegi. da lay leer ni moom c'était du talent la gisoon. moo tax tey mu garder ko ba tey. jël un défenseur enjambé ba ci milieu bi. def la passe continuer. nga bàyyi bu mu àgg fenn nga toloneel ko kooku ba tey am na lu mu garder ci yow. waaw ci Diop Ngom mu nekk sa xarit. sa goro sa dëkkandoo. yàgg nag wër topp lépp la nga xam te ne mooy organisation ci ASC Malika ak
au niveau de Malika. dëgg la kooku noo gis nga tey fi mu wax fi nga jaar. dëgg la muy affaire yam te ni tey ay GIA ay Gorée. ak sa kii noo gisee loolu. lu mu wax rek bàyyi na sax. ndax moom daf ma xam ba jeexal ma. buñ daa jóge entraînement sax seen buntu kër la ñuy toog moom mu indi ndox mu sedd ñu naan. ba tey jii yàlla dox sama mariage ak sëram. maanaam ay say doom ay jarbaatam lañu. samay doom jarbaatam lañu. mook sama soxna ñoo bokk ndey ak baay. dëgg la. même bi ma demee Diourbel di football yi boobu moo nekkoon directeur adjoint bu agent statistique. kon moo doon directeur adjoint régional bu direction statistique Mamadou Diop Ngom nii. kon moom daal presque foo jaar rek. voilà ñoo doon ànd avant muy dem boobu mu nekk ENEA aussi. daa créé ay paires dàll ñaar. moom bu indee benn bi pour moom indaale beneen bi pour man. man moo taxoon foo mu daa fekk maa ngi sol godaas. buñ la daan teg ban wala ñu la daan génnee. wala ñuy gis ñuy am benn bët buñ la doon xoolee réaction am dara nu mu daan mel. non réaction moom moom dafa amoon tempérament sax. voilà bu réactionné rek dinañu xam ndax. je me rappelle très bien benn match contre Rakaju fii. keroog bi ma dribblé ñëpp ba egg góol bi dribblé góol bi ma raté action bi ci taatu camp bi. yaa ko tey da ngaa bëgg la dugal bii bi ma ne ko non boy gis nga ballon bi xaw ma lu ko yéegal mais ballon bii dafa waroon dugg mu ne ma non boy lii yaa ko tey lii mosoo koo def mu metti lool. talent ba la gisoon daal maanaam. non moom il savait. donc ndax bi may football Diourbel sax ci moom laa nekkoon daal. waaw Seyna Mandione li ñu ci ñamaloon keroog. waaw foofu leen bëgg nga wax ko l'élégance de. waaw l'élégance de Baye Mandione léegi même Abdou Bouri sax ñëwaat na ci. waaw. Ndione Mara Ndione Mara ay études am moo tax mu teel a bàyyi football xam naa. ndax aussi lire naa ci benn journal gis ci doomam buy football xaw ma. en Europe. ma ne Seyna Mandione mii de war naa mun a jor doom bu football. ndax man xamoon naa talent. mais il était élégant comme ni ma la ko waxee dafa mel ne numéro 10 boo jël defaat ko numéro 5. xam nga kooku. comme Lothar Matthäus. très bien kooku technique am day bëri. parce que moom it noonu la meloon il remontait avec le ballon. di def ay passe ba egg ci góol dugal. parce que ñun mooy li ma la wax on était en avance ci suñu temps. bu doon tey jii moom. ma ne la ñun ñëppay nekk professionnel comme ni kii di wax. waaw donc kon fii bëgg a jeexale mooy. n'est-il pas un regret que Djiby Ka lekkul ci football xaalis ak milliards yi ngay gis wala doomam nekkul dans l'antichambre d'avoir de ces millions ou de ces milliards là. N'est-il pas un regret wala lépp dañ koy bàyyi ci loxoy. ci loxoy yàlla. non y a pas de regret. man tout ce que j'ai eu dans ma vie. ci sport la jóge mooy li ma la wax. même sama professionnel li ma liggéey ba am ci 22 ans de carrière. ci sport relation sportive la jógee. c'est pas la peine sax may citer le nom de la personne qui ma ko defal. man ak moom la woon ak yàlla te yàlla dina ko fay incha allah ndax relation football moo ko waral. aw ma ci nag ay milliards mais am naa ci loo xamante ni c'est une famille c'est précieux. mais les enfants. lépp man lu ma am rek ci sport la jóge pour te dire jógewul fen lu ma am ci sport bii la jóge waaw j'ai pas des milliards nag mais j'ai des enfants yoo xamante ne tey bu ma dee benn lixlaas bi wecc na 100 milliards plus de 100 milliards sax laay wax donc loolu rek l'argent du ma ko yóbbaale waaye nag njaboot gi bu ma leen fi bàyyee te ci loolu lu jógee ci foofu la soqi ko dëgg la dama koy sant sama borom ndax bi may am kër man culotte lay sol bi may am kër culotte lay sol di football moo tax ñi ñëpp ma maaseek ñoom dañoo nekk samay morom parce que dañoo judd fekk ma nekk xale bu mais am nga ay doom yuy football waaw am naa doom buy football waaw kenn wala ñaar kenn ki daal xam naa ne dégg naa ñu naan day football mooy Ndioro Ndioro ça me rappelle quelque chose xanaa Ndioro sa xarit bi moom nga ko tuddee. waaw sama rakk la. Ndioro bi ma ko tuddee. waaw ay doom baay lay. yaayam ak sama yaay ñoo doon wujjee sama yaay nag moo ko yar. Ndioro fii la yaroo. ba ni mu
jëmee fële këram fële nekk fa mais sama yaay moo ko yar. maay seen grand frère. moom laa tuddee kii nag. moom Ndioro. waaw mais l'autre son grand frère Tra moom dafa bàyyi. dégg naa bàyyi na. c'était un défenseur. waaw mais Ndioro c'est un attaquant. ah dégg naa ko de. il a marqué un but bu rëy ba nga xam te ni moom kenn du ko fàtte Malika le 4e but de la finale entre l'ASC Jokko et l'ASC Magadan. il avait marqué un 4e but exceptionnel man maa doon reporter match boobu mais au moment ma xam ni doomu Djibika la. keroog dama yuuxu ba affaire bi waa stade bi dañ ni ma woon xanaa booy bi te c'était la première fois ma gis ko. j'ai entendu le nom de Ndioro Sow rek ma xool morphologiquement ma ni peut-être c'est le fils de Djibika mais au finish c'était ça mais il a du talent aussi tamit lan nga koy conseiller. ah xanaa mu ñafe exploiter ko. waaw talent moom boo ko amee léegi. yaa koy jaay. nit mooy jaay talent. man nee naa ko li nga man yaa koy joxe. waaye du man maa koy joxe. man bu ma tase woon ak temps tey jii je serai professionnel. parce que dama ko bëggoon ñeme ko. waaw damay jaay sama talent kon. mu ngi mel ne sa gars yi rek ni ñuy jaayee seen talent instant bi ci donc nit ki instant bi yaay jaay sa bopp. léegi ñun tamit ñu ngi jaay booy yi ñun tamit di jéem a créer KS Sport TV. yamul ci jaar-jaar bi rek mais day yem ci yeneen émission yu bëree bëri. am na solo lan ngay jeexale. lan ngay jeexale lu amul question ba am te ni man waroon naa la ko poser nga bëggoon ma poser la ko te far yàlla poser wu ma la ko su fekkee am na soo ko mënee wax tamit nga ni lii ak lii su dee tamit. xajul ci li duuf ci nag wi xajul ci biir cin li ñuy yamale jaar wi fii non man na waaw yaa ngi remercier famille bi di remercier famille bi soxna Seck xale yi waaw ak ñi nga xamante ne ñoo def témoignage rafet yi c'était pas évident waaw di sant suma borom nag ndax loo gis jaar la bu nekk li ba rafetee rek jaar ba daal normal loolu daal mooy li ñuy wax sport passion la. bu jeexee ku nekk da ngay delluwaat ci say biir. kon nag nañ ko def famille comme relation yi ñu garder nii tey entre ñun waa Malika yi. waaw comme ça tey aw ma fenn barrière. muy Malika muy Yëmbal. aw ma fi benn barrière muy Kër Massar. waaw may féliciter nag encore. KS Sportif bii di ngeen def. parce que lii ça nous permet de xaw ma nuñ koy waxee daal ñu judduwaat. de revoir. voilà le passé quoi. de renaître. voilà vous nous avez permis de renaître. parce que ñi ñu xamul woon bu ñu seetaanee yenn yi dinañ ñu xam. waaw même bu ñu fekkewul it keneen ku fekke bu fa toogee. dina leen dina confirmer kii de li muy wax dinaa ko confirmer dëgg la. am na ñoo xamante ni tey sont devenus des responsables. ci dëkk bi ay politique ak lu ne. dañ ma doon wax ne grand yow dañ ñoo dawloo ba ñu sonn. waaw entre Malika ak Yëmbal daw nañu di joggi ay xeer ak di daw lu ne. ndax li nga doon football. donc c'était un plaisir. de vous avoir reçu chez moi. di leen ñaanal aussi. ngeen gën a persévérer mu gën a dem ci kaw. ba ngeen yor seen télévision bopp. amiin di émettre fu leen neex. amiin yaa rabbil alamin. te yàlla mën na ko dina leen ko defal incha allah. waaw jërëjëf. waaw kon kontaan naa bu baax. kon gars yi. KS Sport TV seen émission jaar-jaar moo doon recevoir Djibika un autre numéro 10 qui est sorti après Ablaye Sène moo doon Djibika moom lañ doon recevoir. bu ko kenn tardé comme ni ñu ko doon waxee chaque jour bu ko kenn tardé. man la papa Ibrahima Ka quoi ñu gën maa xamee si Tra ci maanaam football moom. Tra rek lañ xam quoi di doomu Djibika di remercier bu baax waaw doon naa football AS Malika di remercier bu baax KS Sport TV ci émission bu jaar-jaar rafetlu nañ ko trop quoi ndax tax nañu xam fii lu bëri ci sportu Malika ci samay jaar-jaaru papa yoo xamante ni dégguñu ko ci xamuñu ko woon tamit daan naa dajeeg ay nit ñu am sa papa mun na football def na lii def na lee mais yu si bëri tey laa ko si dégg quoi macha allah rafetlu naa ko bu baax. jaar-jaar bi kay dama ci kontaan parce que xam nga bi nga ñëwee léegi maa ngi naan la maa ngi suivre say kii mais vraiment kontaan nañ ci lool parce que lii lu ñàkkoon Malika la bu fi amee dañ ciy bëgg rek kontaan ci.
moo xanaa di leen remercier rek di vraiment li moom kontaan naa si lool ñaan yàlla dem ba mu nekk TV Malika parce que vraiment li initiative bu rafet la di leen ñaan nag ngeen demaat xoolaat les anciens xam naa sax duma leen ko xam ngeen leen mais am si ñu xam ne ñu bari daal lii ma ñoo ma ko gën a man te ñoo ma dàkkoon football aussi waaw vraiment daal kontaan naa si lool daal di leen remercier di leen ñaanal yàlla jàppale leen ba mu nekk une grande TV de Malika quoi jërëjëf non ñàkk yéex koo xam de ma naqari waaw yéex koo xam moo ma naqari te bis ni tey dinaa bokk ci abonné yi te dinaa ci dugal ñeneen parce que lu waa Malika bokk la ñun ñëpp ko war a partager waaw vraiment initiative bu baax la ñu ngi leen ciy féliciter c'est-à-dire adduna du ma wax adduna Sénégal lii moo fi manqué jël initiative c'est-à-dire nit ñi dañuy copier rek feneen dañuy xaar ba nit def dara ba mu siiw ñu doog a ñëw copier ko copie conforme duñ ci changer dara waaw mais lii nag suñuy yëf la donc ku dëkk Malika da cee war a gis boppam vraiment ñu ngi leen di encourager di leen féliciter man nee naa leen à partir de tey non seulement dinaa abonné mais dinaa ciy joxe sax ay contribution